Midi Culture. plateforme aar li ñu bokk noppee kon delluwaat buum ca mboy mboy ga Guy Marius Sagna ak i ñooñam ne kon coowul pétrole beek gaz bi faaw mu leer leneen coow kon di mbiri phobie yi ñu jàppee Seydina Fall Bougazelli Moustapha Cissé Lo nee na kon ba fii ay tuuma la ndax kenn amagul lu ko ca leer mbiri dorog bi tamit moom Cissé Lo lim ca xamle moo di Decroix am na lum ca xam kon faaw ñu woolu ko nekkit kàddu yoo xam si Mamadou Diop Decroix nee na reetaan la ko def gëstu bi tey ñu jëmale ko ci taskatu xibaar yu jigéen yi nga xam si dañoo taamu di liggéey guddi ñu bëri ci ñoom ne kon loolu métier mi moo ko laaj amit ñu gis ni kon patron de presse yi ñoo war a daal di leen di gën a jox gëdd reportage bi tey Tëngéej la ñuy riir utali wax ci TER bi di train express régional ba ak kon liggéey bàkk musiba moomu leen jural li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon académie banlieue culture mi doon amal kon dialogue taskatu xibaar ngir seen événement bi ñuy waajal di ngeen dégg kàddu yu président ba di Amath Sarr Africulture urbaine mi lëkkaloo ak waa hip hop taxawal programme bu nu duppee jokko waajal ëllëg ba jot faa formé téeméeri ndaw loolu itam dinañ ko waxtaane ci biilee jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëye tey mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mboolem ñu ñu bàyyi xel ci 99.4. mi ngi noonu na leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak plateforme aar li ñu bokk mi nga xam ne suba ak tey janloog taskatu xibaar yi la ñu xëyee ñoom nag nee nañ seen i mbir dinañ ko wëyal faawoot ñu daal di wàccaat kon ci fi nga xam si moo di mbeddi Ndakaar yi ngir amal ay doxu ñaxto ki toogaanu ñaxtu ngir coowul pétrole beek gaz bi daal di leer waaye tamit directeur général bu Senelec moom tamit xëyee na janloo ko taskatu xibaar yi ngir daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci njëgul courant bi nga xam si dañoo wax ni faaw ñu daal di koy yokk loole jombul dinañ ci dellu si suñu yeneen jotaayu xibaar ci ni mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen mu di kon Moustapha Cissé Lo mi yëkkati ay kàddu yu njàppale jëmale ko ci Seydina Fall Bougazelli nee na nag nañ ci ànd akuk dal tànk nit ki nag dañ koo tuumaal te àtteeguñu ko dañuy njott rek ni daa defandi moom nag daal dina àddu ba tey jëmale ci wàllum dorog mi nga xam ni nee na woon ci jamono xam na ñan ñoo nekk ci boppuk trafic yooyu le waaye nag daal dina rek ni bu njiit yi bëggee xam dëgg ñan ñooy def lu ni mel nanu woolu ki nga xam ni moo di Mamadou Diop Decroix loolee lépp nag daanaka moo def coow ci réseaux sociaux yi Papa Madiakhate Sarr dikkaat na ci. ginnaaw ba coowal phobie yi ñu wax ne Seydina Fall Bougazelli da cee takkee ba léegi moo xam askan wi la ñi fare ci kujje gi wala ci société civile bi ñu bëri ña nga cay wax Moustapha Cissé Lo jàpp ne dañ cee war a ànd ak dal. Bougazelli suma rakk day waxtaan ak man ba bi may daataan ñëw na suma bureau ñu waxtaan ci ay lu muy doxee li am solo mooy dama bëgg peuple sénégalais it ñu am confiance ci justice gannaaw am na tuuma guñ ko teg ñu may ko moom mu mën a défendre ndax mi ngi ci loxol yoon. démissionné na yéenewuma ko te li ci des nag mooy vigilance su état ndax état moo war a sàmm loolu. vice-président bu assemblée nationale di feddaliwaat kàddu yi mu yëkkati woon ci kilifa yi nekk ci réew mi te mu ne seen loxo takkee na ci wàllum trafic drogue. am na at ak genn wàll jëloon naa fi benn discours wax ci mbiru drogue wax bu gàtt ba waxoon ni procureur mën na ma woowuñu ma at ak genn wàll léegi dégg naa même ay politiciens yu ci wax Mamadou Diop dama ko défier ni ko moom xam na ne Sénégal am na sénégalais yu tuddee seen boppi kilifa tabax yor ay otoy centaine de millions di jaay drogue xam na leen. Moustapha Cissé Lo jàpp ne sax naataangoom député bi di Mamadou Diop Decroix moom it xam na yooyu kilifa kàddu yooyu reetaanloo député bi fare ci kujje gi. dama ree naa ba sonn ma ne Moustapha Cissé Lo moom doy na waar lool ndax moom loolu mu waxoon ne xam na gars yi ci laa sukkandikoo quand même xanaa kay mag mu toll ni moom ak noonu ni mu ko waxee ma jàpp ne kon et puis quand même c'est un vice-président de l'Assemblée il est président de la CEDEAO ci loolu laa sukkandiku bind gouvernement bi def question orale pour gouvernement bi ñëw wax ñu vraiment mbiru drogue bi ni mu sonal réew mi fu ci gouvernement bi toll mais loolu lépp nag li ci Moustapha Cissé Lo wax moo taxoon ma defe ne moom xam na ci dara. trafic drogue ak trafic faux billets de banque bokk ci mbir yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy waxtaanee ci réew mi te mu soxal loolu askan woowee yàkkamti ñu indil ko ci ay leeral. jaajëf Papa Madiakhate Sarr ñu wax kon ci juróom benni nappkat yi réer fële ca Thiaroye-sur-Mer mu mel ni seet ga ña nga koy wéyal ba tey ndax direction bi mu fi tekk ngir mu say
saytu lépp lu jëm ci wàllu woowule nee na nag ñi ngi wéy rek seet gu ni mel ndax lépp lu jëm ci wàllu ko jumtuwaay yi ñeel armée bi muy ay hélicoptère ak lu ni mel yëkkati nañ ko ngir amal lu ni mel moom Mamadou Ndiaye moom la mi ngi yëkkati kàddu yooyee gannaaw ba mu demee rek seeti woon njabootuk ñi nga xam ni ñoom la seeni doom réer 2 millions nag ministère bi jébbal na leen ko ñu teewlu ay kàddoom. formation bi nag ñun ñu ngi ko jot le 19 boo koy seet donc 3 ba 4 fan di ñu ree rek loolu moyens yi nga xam ne dañ ko am muy avion muy vedette bu marine génne na vedette bu ñuy wax Sangomar le 19 boole ci ñu demandé avion français bi le Falcon 50 mu décollé def 4 heures de vol ñun bu ñuy def surveillance des pêches ak Falcon boobu 2 waxtu daf ñuy doy pour ñu wër waaxu Sénégal gi yëpp mais bi yoon moom nekk na ci jaww ji pendant 4 heures de temps pour seet gaal googu loolu rek moo ko yëkkati woon le lendemain avion bi dafa amaatoon beneen exercice ak sunu patriote de haute mer bu ñuy wax Kédougou ñu profité waale ci exercice boobu noonu waxaat leen nañu defaat survol donc 2 fan ñu tegaloo muy survolé lu war a mat 4 waxtu di xool gaal yi nga xam ne dañ leen doon seet Kédougou bi nga xam ne bokkul woon ci recherche yi ñu dérouté ko mu arrêté exercice boobu parce que exercice militaire la woon mu arrêté ko pour ñëw jàppale Sangomar ci recherche yi ba tey jii nii ma leen di wax tey jii nii vedette Sangomar ak Kédougou ñu ngi géej di seet loolu li ci nag sax li nga xam ni loolu amuñu woon sax droit bi hélicoptère Frontex dañ ko décollé loo spécialement pour loolu ak li ñuy wax la vedette de la Guardia Civil espagnol bi moom sax génn na def recherche. mu nekkoon kàddu ya capitaine Mamadou Ndiaye ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci taskatu xibaar yu jigéen yi taamu di liggéey guddi. ma nga noonee léeg-léeg sax daanaka dañuy yëngu ci wàllu caada ak cosaan xew-xewe nag mooy tax ba seenub liggéey laaj ñu génn guddi ñenn ñi nag ni ñoom gisuñu ca benn jafe-jafe ña ca des daal li ñuy sàkku rek ci seeni njiit mooy ñu gën leen a jox seen gëdd. Penda Badji fexe ba dégtal askan bi xibaar yu wër te wóor moo soxal yi lépp taskatu xibaar tax ba fa mu nekk ñu jëli ci ko moo xam bëccëg wala guddi Caat Njaay nekk ca Sénégal 7 di kenn ci ñoom di dikkaat ci liggéeyub guddi gi. bu fekkee lu yàgg nekk ci yow la ñu am lu ñu xam ci yow am xam ci yow fulla ak fayda nga jël lii bañ ko def def ko travail donc day nekk liggéey comme liggéey yëpp tu le fais aisément et après boo paree nga leen ñibbi lu ci mel ne fi may liggéeyee bu may dem dañ may yóbbu bu may ñëw dañ may indi. liggéeyub guddi gi nag donte ni seenu passion la ñu jiital doon lu jafe loolu ci ñoom que Lalla Seck ci Seneweb di dikkaat ci jafe-jafe ñu ci jànkonteel bokk na ca ñàkkum kaaraange gi. même bu fekkente ni nekkoo journaliste nekkoo dara liggéey guddi neexul nga war a tegal reer sa jëkkër war a toppatoo sa njaboot métier la boo xamante ne da ngay gis nit bu nekk xam nga léeg-léeg nga wax nit sax kenn tontoo leneen surtout ñun journaliste yi nga xamante ne dañ ñoo tàmma wax benn baat mooy wax lu dul dëgg. mu bëre lool ay taskatu xabaar yuy faral di tas ak seen borom kër ndax jafe-jafe yëbbi lépp liggéey am Lalla jàpp ni loolu yi compréhension rek moo ko war a lal. gars yi dañu war a bàyyi loolu parce que nit ki tëboo tëb rek takk ko bi nga koy takk lu mu dee am na ay quelque temps yoo xamante ne def ngeen ko bi ngeen di nekk moment boobu noonu mu ngi nekk ci métier boo leen demee ba yàlla boole leen pour man loolu warul nekk problème. métier tasum xabaar naam métti na si jigéen yi waaye raw na lool ci soxna yile ndax liggéey yu guddi bi mu àndal leela saay seen liggéey laaj ko. ñu sàkku nag ci seen patron de presse ñu gën a taxawal ay mesures d'accompagnement ngir ñu mun a génn def seen liggéey ñibbi seeni kër ci jàmm ak salaam ci anam bañ koy xaaree. jaajëf Penda Badji egsi nañu ci reportage bi ñu riir utali Rufisque di tënge ci wax ci tolluwaayu TER bi di liggéeyu train express régional bi. ña dëkkee ca pegg boobee nga xam ne liggéey bi laal na leen ay jafe-jafe la ñuy jànkoonteel bokk na ci ñàkkum kaaraange poussière bu dul dakk waaye nag jafe-jafe ci seen wàllu dem ak dikk moo tax ñuy sàkku rek ci nguur gi ab ndimbal Aminata Ba. ab diir ak léegi askanu tëngee ci wéy di nekk ci ay jafe-jafe ndax liggéeyu saxaar su bees ji ñu duppee train express régional TER ci biir Grand Place bi ñu leen fekk ca Gendal 2 ñaari pay yi di ko dëggal. ñu bëggoon yéeg ci kaw raay bi fii dañuy daanu ndax da ngay yéeg ci mag day mag liñ fi forcé ñu daanu ba dafa bari sax kenn xamul ñu doon ci loo xam ne du yéeg kenn xamul kañ lay di xaw ma ay engins lañu yore xaw ma ay oto xaw ma si ba tërërër métti na. am beaucoup de gens dañoo doon yéeg daanu ay mag surtout des vieux daanu am parce que pax mi fi def boo fi jaaree poussière bi lay wër fépp poussière. bu weesoo dem beeg dikk bu tagatémbe ci tëngi ci liggéey TER bi da leen indil itam ñàkkub kaaraange. bërki démb rek am na benn maire bu ñu fi agressé boobu timis jotagul xale yu góor yee gaaw dem waaye kon du baax fii moom wóorul moom wax dëgg yàlla. loolu tax ñuy sàkkuwaat ci nguur gi mu gën leen taxawu. ay pont ay passerelle ñoo xam ni ñuy def comme ni ñuy def fële autopont yi ñuy def fële. bu ñu mënee am police yi fii taxaw su guddi gi moo gën a tee garaaw bu guddee da ngay gis borom moto yi
yi nekk fi di def lu ne wax dëgg yàlla ci coono rek lañ nekk. àpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi ñu dëgmal ni liggéeyu train express régional TER dina jeex askanu Tëngéej ci am yaakaar ni seen coono ci lay yem. jaajëf Aminata Ba foofee ca Tëngéej ci jàpp Mbambilor wutali aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu Dior Mbodj ak suñu mbokk auditeur fay nañ la Penda Badji ca Mali la ñuy door a xibaar yi leen ab benn hélicoptère bu fa def l'accident ba fukk ak ñett ci ay soldats yi France ñàkk ci seen bakkan. noonu la amee démb ci guddi la ñaari hélicoptère yi mbëkkante benn ba daa yeboon trop ya beneen hélicoptère ba d'attaque Tigre la kenn mucc ci tollu si juróom-benni officier ak juróom-benni sous-officier ak it caporal chef ba di ay soldats français ñoo ca génn àdduna yi lépp soldat nag dañu leen déployé woon ca Mali ñeel opération d'opportunité yi ñu door ca Barkhane sa région bu Lip Tako ngir xeex terroriste ya tax ci talaata ji nag Élysée fësal bi lépp xibaar Emmanuel Macron di njiital réew France masawu seeni famille ba noppi itam saluer seen courage ndaxte nee nañu daal dañoo génn àdduna ngir France. ca Gabon moom ab avocat boo xam ni sax day politique ca ku jégale ne da doon ñaawlu rek ni dañ ko doon bëgg rek enlever. nee na dañ ko doon bëgg enlever ma nga tudd nag Ange Zizou moom nag fësal na ay kaddu ci réseaux sociaux yëpp ak it ca télévision ya nekk foofee ni kii démb dañ ko bëggoon enlever guddeeg dimanche plutôt kon jàpp altine moom nag opposant la ca parti au pouvoir ba waaye itam xarit la bu jege lool procureur de la république bi nga xamante ni fan yëpp ñu ngi jot ay menaces de mort ci loolee moom yëkkati na ay kaddu moom mi Ange Zizou ay kaddoom Papa Madiakhaté Sarr moo ko tàttal. reçu un appel qui m'informait de ce que on venait où j'étais pour m'arrêter. dama jot ab appel bu may xamal ne fii ma nekk ci sama kër am na ñuy ñëw ngir jàpp si ma waaye ci jamono yooyu man rek maa fi nekkoon ba tax ma daal di làqatu ci benn rukk ci biir kër gi boo xam ne kenn mënu maa gis foofee nag ci laa gis am ñu wàcc ci ay oto waaye nag jamono yooyu fekkoon na ma yor ngànnaay ngir aar sama bopp ba mujjanteel ga sax bi ñu ma gisulee ci lañ mujjee dellu daal di ñibbi woo na tamit samay mbokk ngir laaj leen fan laa nekk waaye ñoom umpale woon nañu man fan laa làqatu woon li ma yaakaar mooy lii lépp li ko waral mooy li nekk sama diggante ak procureur de la république mi nga xam ne jamono ji mu ngi jot ay menaces de mort te moom mooy kenn ki nga xam ne moo mën a waxtaan ak man jamono yi ñu toll. mu doonoon ay kaddu Ange Zigo yu mu dénk suñuy nattaango yo nekk ca RFI Papa Madiakhaté Sarr moo ko tekki. Sëñ Saliou ñu daal di dem ca Malte ak benn taskatu xibaar bu ñu fa faat moo tax sax chef de cabinet bu premier ministre ba tekki na ndombal tànkam. Keith Chembri la tudd di chef de cabinet Elimanu jëwriñ bu Malte dafa teggi ndombal tànkam tey ci talaata ji muy xibaar bu Joseph Muscat fësal ci jamono ji nga xamante ni turam lim nañ ko ci l'enquête bi ñu ubbi ngir teg loxo ki faat taskatu xabaar bi di Daphne Caruana police sax wolu na ko ba déglu ko ci ndax dañoo njoxt ni daa séq dara ak homme d'affaires bi di Yorgane Fenesh mi ñu te famille Daphne Caruana jàpp ni moo commandé te bi lépp meurtre. ca Irak moom benn manifestant la ñu fa faat. ni ki tey gi ci talaata yi ci suba par balle en caoutchouc bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ni médecin ya fësal nañ ko naam sax jotoon nañ ko jéem a sauver waaye manifestant boobu dafa mujjee génn àdduna ci fàttali itam am na lu toll si 20 nit yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu yu métti ba tey ci boobulee bërëb waaye itam réew Irak poste Saddam Hussein ñaari weer a ngi nii lu toll ci 350 nit jot nañ cee ñàkk seen bakkan Dior Mbodj Serigne Saliou li moo gënoon fës ci xibaar biti réew yi. jaajëf Penda Badji ci xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhaté Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Soxna Dior Mbodj ak bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. fay nañ la Papa Madiakhaté Sarr tàggat yaram dañ koy doore rek ak fubaluk tewes gi wax nag coupe du monde bay am ca Paraguay kon Sénégal tey la tey suba la nettali ba. noonu nga ko waxee ndam ak défaite la jotagum am ci li nga xam ne mooy compétition bi ba tax ñi nga xam ne ñooy gaynde yu Sénégal yu footballu tefes gi tey faaw rek ñu am ndam ci
ci kaw Émirats Arabes Unis ngir mën a am seen ticket ci quart de finale coupe du monde football de plage bi maanaam footballu tefes gi jongante bi nag ñu ngi ko jàpp bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ba toftal fukki simili ak juróom ci waxtu Sénégal beneen jongante yi ci poule bi dina dox diggante Russie ak Biélorussie jàpp ne ñi nga xam ne ñoo di waa Sénégal waa Émirats Arabes Unis ak waa Russie ñoom ku ci nekk am nga benn ndam ba tax faaw rek Sénégal gagné ngir mën a jàll ci beneen pàcc bi. ñu daal di wax rek finale Champions League Real Madrid Paris Saint-Germain bokk na ci jongante bi ñuy xaar ci 5e journée bi. juróomeeli bëccëg bi tey ci talaata ji lay tàmbali ñi nga xam ne ñoo di merengue yu Real Madrid yi di dalal tey ci guddi gi ñi nga xam ne ñoo di waa Paris Saint-Germain ca Santiago Bernabéu mu doon nag match bu am solo ndax ki cee gagné daanaka day tax mu assurer première place su groupe A bi jongante bi nag bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee lay doon beneen jongante ci groupe A bi diggante Galatasaray lay doon ak Club Bruges bu Crépin Diatta Mbaye Diagne ak ñoomin seen ci groupe B bi Étoile Rouge bu Belgrade dina dalal Bayern Munich ci beneen jongante bi Tottenham bu José Mourinho première jonganteem ci Ligue des Champions ak clubam bu bees bi daañu dalal Olympiakos ci groupe C bi Manchester City dina dalal Shakhtar Donetsk Atalanta Bergame di dalal Dinamo Zagreb ci groupe D bi Lokomotiv Moscou dina dalal Leverkusen jamono yooyu Atlético Madrid di dem fekki Juventus Turin ca stadam foofe ca Italie la des ca juróomeeli bëccëg Ligue des Champions bi ëllëg lay doon ñaari jongante yu mag bokk na ca Liverpool bu Sadio Mané ak Naples bu Kalidou Koulibaly ci groupe E bi FC Barcelone dina dalal Borussia Dortmund ci groupe F bi. ñu wax lu soxal wàllu boxe ak Dakar mi waajal dalal final championnat du monde ci weeru décembre bi ñu dëgmal. muy savate boxe française gulet nag ñuy organiser ay final championnat du monde fii ci réewum Sénégal mu doon xew-xew bu mag boo xam ne dañu ko amal ci jàppandaluk fédération sénégalaise bu savate boxe française ak fédération bi yor goog les disciplines ci réewum Mali démb nag la ñi nga xam ne ñoo war a amal gile compétition doon janoo ak taskatu xibaar yi dikkaat nañ ci compétition bile ñu teewlu ca Alfousseynou Badji moom moo jiite fédération savate boxe française fii ci réewum Sénégal. maanaam Diabing Consulting fédération malienne de savate boxe française ak fédération sénégalaise ñoo lëkkaloo pour mën a organiser loo xam ne mooy les 3 finales de championnat du monde de savate boxe française. finale boobu nag disons que ñett ñi ci war a ànd ñaar yi africain lañu maanaam Mohamed Diaby mi te nekk malien mais dëkk Sénégal ak marocain ci wàllu Afrique ñoom ñoo bokk ci ñetti ñi war a jongante ak ñetti russe ñetteel bi moom français la kon maanaam dina am Mali contre Russie Maroc contre Russie France contre Russie ci ñetti final yooyu noonu la demee mais ci biir loolu tamit dinañ ci yokk loo xam ne mooy savate pro beneen discipline la tamit ci biir savate mais ci bitum réew la gën a fés maanaam ay Europe ay Chine ay nangam donc ñun bëgg nañu tamit savate pro mu am tamit tànk ci biir Afrique parce que c'est la première fois bu boobaa savate pro di organiser wu ci biir Afrique moo tax ñu boole ci doon non seulement ñetti final yi bu ñu boole ci ñetti combat savate pro maanaam demi-finale ak finale savate pro ñu yokk ci tamit ne bés boobu dinañ def Mémorial Philibas compétition la boo xam ne fédération at bu nekk daf koy def mais bu koy def daf koy def jongante ak ñiy jóge bitim réew comme ni ko defee woon daaw jéeg et cetera donc maanaam le 15 décembre kon ñetti événement yoo xam ne am nañu importance mais bi ci gën a am solo dëgg mooy ñetti finale yi yu championnat du monde parce que ñetti finale championnat du monde c'est la première fois ñu koy organiser au Sénégal. savate boxe française décembre fukki fan ak juróom ci weeru décembre lay doon ca stadium Marius Ndiaye Serigne Saliou Dior foofu la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbaleek janloog taskatu xibaar bi académie banlieue culture doon amal. ñuy waajal nag xew-xew bu mag di ab festival boo xamante ni si liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñaax ndaw ñi ñu bàyyi yoonu gaal gi nga xam ni dañ koy faral di jël thème biñ ci waxtaane sax moo di tekki fii ci Afrique lu mën a nekk la Fatou Sow demoon na ca seen ndaje ma.
Académie culture banlieue ab kuréel la bu taxaw ngir tàggat ndaw ñi ci lépp lu jëm ci wàllum culture ci diiru benn at tàggat nañ ci lu toll 161 jeunes ci métier yi le musique assistée par ordinateur monteur ak wàllum digital. Amar Sarr mooy président bi la association. benn dajale boo xam ne ñu ngi ko sos daaw ci célébration 18 ans benn groupe bu tudd Atentrap boo xam ne dafa def 18 ans de carrière ci 18 ans de carrière nag si la ñu def daje bi mu nekk nag benn constat boo xam dañ ko gis fu ñu dëkk ndax ñu ngi dëkkee ci banlieue bi mais siège association bi actuellement mu ngi nekk Yëmbal mais day intervenir banlieue bi yëpp ñu nekk ci milieu boo xam ne dafa défavorisé. dinañ fa amal ay projection film vente tableau d'art fësalaale liggéey ba ñu jot a def ci diiru benn at. mooy première édition te première édition bi lu ñu ci bëgg mooy def ci benn genre restitution ci lu ñu mës a def lépp maanaam lépp loo xam ne mës nañ ko liggéey rek ñu boole ko ci festival mu nekk vitrine ABC association académie banlieue culture ci ay activités yoo xam ne jot na ko def yëpp moo waral nañu tuddee ko festival mu am musique am cinéma n'est-ce pas am aussi ay exposition vente pendant 3 jours du festival mais aussi amaale ay panel mu nekk ay ndaje waxtaan yoo xam ne dañ koy centré ci réussir en Afrique. projet bi lëkkaloo nañ ci ak kuréel yu bari. ñu ngi ciy liggéey ak direction de la cinématographie ndax ñoom ñoo war a indi lépp luy logistique ndax dafa am ay projection populaire à travers le cinéma mais aussi am na organisation internationale pour la migration ñoom tamit ñuy yëngu tamit ci wàllub cinéma ndax dañoo nekk ñoom ci benn festival léegi yenn activité dañu ko labelliser en contrepartie ñu woon ko dérouler en banlieue mais à part loolu aussi tamit bon yaakaar naa am nañ ay partenaires yoo xam ne c'est des partenaires techniques. programme bi itam ndaw yi nekk ci gox-goxaat yi ci mel ni Sandiara Njaaxiraat ak Sangalkam dinañ fa fësalaale seeni talent dinañ fa waxtaane itam lu ñeel wàllum immigration ngir sàmm ci ndaw ñi. académie culture banlieue dinañ fa amal ay panel exposition vente ci alxames bi ñu dëgmal jàpp samedi. mu ne ko janloog taskatu xibaar bu académie banlieue culture jaajëf Fatou Sow ci faram-fàcce gi beneen culture urbaine boo xam si moom it ci wàllum formation la ñuy yëngu moo di culture africulture. ma nga noonu africulture urbaine lëkkaloo ak géejawaay hip hop bu Malaltaal ñoo daal di jagleel téeméeri ndaw yu nekk ci banlieue Ndakaaru ay tàggat yoo xam ne duñu ca fay dara lépp nag ñeel wàllug métier bi ñu duppee rek culture urbaine Aminata Ba demoon na fa. fu nekk la ndaw ñu jógee ci banlieue mu Ndakaaru ngir bokk ci bile formation Omar Keita di membre fondateur Africulture urbaine. mu nekk formation yoo xam ni su fekkee sa papa ku néew doole la doo ko mun def donc ñu jéem a fexe ba indi formation yi fii ci banlieue bi waaw ñu leen tàggat si lu ñuy wax ci wàllu vidéo ak photo ak lu ñuy wax tamit DJ ak wàllu animation parce que ñu bëri dañuy def lu ñuy wax DJ rek en général li nga see nga animé mais animation métier la mais tamit DJing métier la donc ñu lëkkale ñaari mbir yooyu tamit ak management culturel ak marketing culturel ak graphisme ak lu ñuy wax MAO boo ko déggee mooy musique assistée par ordinateur donc si loolu lañ leen formé. Adja Diagne ñu koy woowee Jaja di DJ ak tamit présentatrice hip hop di rafetlu bile initiative ndax njëriñ bi ci nekk. waaw formation bi nekk na formation bu intéressant parce que man de mon cas personnel j'ai jamais fait l'animation en radio et tey jii bi ma ñëwee fi participer ci li nga xamante ni moom mooy formation bi on m'a permis à ce que ma suivre li nga xamante ni moom mooy animation radio avec sama prof muy Kokoji. Il est reconnu dans le milieu du hip-hop galsen nekk un grand animateur radio boo xamante ni genre autant émission pour nga jàll si il faut que nga nekk artiste boo xamante ni tu as fait quelque chose bu intéressant bu important et tey ma am chance mu nekk sama prof jàngal ma nu ñuy animer rajo jàngal ma nan nañuy defee introduction booy commencer animer jàngal ma nan nañuy defee sa introduction DJ et tout et di sant yàlla bu baax. ginnaaw benn ay bés ñu jot a tàggat ci bile formation ñu jox leen seeni attestation ci fàttali lu tollook ñetti téeméeru ndaw ñoo bëggoon bokk ci bile formation waaye ca mujjantal ba téeméer rek lañ mujjee jël. jaajëf Aminata Ba Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale ak Zenix moom mi leen nag soxna la waaye day yëngu ci wàllu graffiti maanaam dessin yooyu nga xam dañ koy def ci miir yi moom nag ba mu ca duggee léegi yàgg na waaye nag mu nekk rek jigéen bi ko njëkk a def fii ci Sénégal donte ni sax bëriwul soxna yu yëngu ci wàllu woowule waaye moom terewul rek mu daal di cay jàpp xam ni bu daggul dikk ay sa sàll. artiste la buy yëngu ci wàllu graffiti nekk art bu jafe comprendre Dieynaba Sidibé lay wuyoo xamal nañu lan mooy graffiti. graffiti mooy booy dox ci mbedd bi gis ci yenn murs yi ay dessin ay mural ay fresque ci suufu yenn pont yi wala échangeur wala ci autoroute bi wala ci yenn place publique yi loolu moom mooy graffiti yi. mu nekk jigéen bu njëkk a def graffiti fii ci réewum Sénégal donte ni bëriwul jigéen yuy songu liggéey boobee ndax boo seetee fii ci Sénégal matuñu sax
ndax juróomi jigéen yu koy def. bariwul jigéen ñu koy def man maay première jigéen bi nga xamante ne nii maa def graffiti à l'époque amuloon benn jigéen am na ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne dugg nañ mais dañuy génnaat mais ba léegi ni tey jii bu ñuy compter graffeuses yi fii Sénégal motuñu 5. léeg-léeg nit ñi dañuy jàpp ni graffiti deful ludul takkal mbedd yi moom artiste bile weddina li nu mel ndax nee na seen dessin yooyu lee ay bataaxal kese lay jàllale. en fait graffeurs yi fii nii Sénégal bu ñu jógee pour graffe benn mur li lañ ciy yëkkati moom mooy setal defar rafetal parce que yàgg nañu di génn di dem gis benn mur wala xool benn endroit boo xamante ne nit ñi dañuy bale seen kër génn tuur fa mbalit dem ba endroit boobu day délabré wu boo fa rombee da ngay jàpp sa bakkan nit ñi dafay romb di fay saw yàgg nañu di xëy di gis endroit yu mel noonu di jël suñu xaalis di ko ci def di xëy setal foofu peinture ko def fa benn graffiti bi nga xamante ne ni ku fa rombaat du am envie tuur fa mbalit wala defaat fa lim fa defoon te saa yu ñu koy def dañ ciy boole ay message positif yi nga xamante ne ni comme pour xeex wàllum ñëw ne bàyyi leen di sotti mbalit mi ci mbedd bi dafa am ay message ci biir nekkul ne dañuy ñëw rek sentir dessiner wala sentir bind dara bind ko graffiti bi mu fi ñëwee dañ ko adapté ak suñuy réalité mooy bàyyi leen di saw ci mbedd yi bàyyi leen di sotti mbalit yi fii wala sax di xeex ay maladies yu mel ni sibiru wala sida wala yeneen ak yeneen wala ay violence faites aux femmes wala violence tout court. atum 2007 la Dieynaba Sidibé ñu ko doon dakkantalee Trou Zenix dugg ci liggéey graffiti boobu ba léegi ak jafe-jafe yi ci nekk taxul mu dellu ginnaaw ndax dafa jàpp ne liggéey rekk wóor. jaajëf Aïcha Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Adiouza. ma nga noonee Adiouza nag di waajal ab spectacle bu mag boo xam ni day daal di rek rek féete li nga xam ni mooy fukki at yi mu def ci wàllu ko musique loole nag ci weeru décembre bi la ko fas yéene am ca Grand Théâtre dikkaat na ci nu mu gën a yaatoo ak waxtaan wi mu séq ak Penda Badji. Adiouza maa ngi lay nuyu di la dalal tey ci Midi Culture fii ci King FM. kontaan naa trop. ani lu waraloon bi lépp soirée ñu gis ni nga way ci morceau yu bëri fàttali ko également y avait trop d'émotions. oui bii nag xam nga soirée bi en prélude la du Grand Théâtre moo taxoon ñu def ko pour remercier aussi les partenaires les fans looloo waral soirée bi. ci loolu ñu gis ni yaa ngi waaj a lancé benn morceau bu tudd Fancy yi mais avant loolu tout récemment nga def benn single bu tudd Bus bi mu neex ñu bëri est-ce que loolu mu ngi ci dikkaat un tout petit peu. benn son la woon bu ma sentiroon def. qui parle d'un coup de foudre dans un bus d'ailleurs suba ñu ngi war a def balade bi loolu yëpp ci bus bi xam nga rek comme xale yi enjoy nañ ko bëgg nañ ko moo tax ñu ne fans yi foog ma rendre leen hommage parce que Adiouza day absenté léeg-léeg ci scène bi lu yàgg mais bu ñëwee rek gars yi accueillir ko ma bu baax donc moo tax ma def son bu bees bi war a génn fans yi super incha allah. ci loolu sax ñu gis ni wax nga ko léegi da ngay faral di accenté bu baax a baax ci scène musicale bi loolee lu ko waral. loolu lu ko waral voyage yu bëri rek moo tax xam nga rek dañuy voyage lu bëri dañuy liggéey lu bëri aussi moo tax. musique sénégalaise ak relève bi temps yi xale yi ñu ngi way di génne single bu baax a baax ban gis-gis nga ci am. xale yi quand même ñu ngi liggéey di leur souhaiter rek bonne chance parce que carrière yombul quand même def benn hit yomb na mais def ay hit pendant des années loolu yombul donc persévérance rek nag moo la koy jox pour rester ci scène bi figurer ci foog nga am persévérance bu bëri sax donc di leen conseiller rek ñu am persévérance. ñu gis ne également yow da nga def spectacle booy produire sur scène da ngay faral di amal say répétition ngir gën a mën a nekk en forme tout le temps wala loolee lu ko waral. may sport nag damay traîner damay sport bu baax. si sa événement bi nga dëgmal Grand Théâtre lan lañ ci war a mën a xaar. maa ngi faral di wax dina am ay artistes internationaux yu bëri yu war a ñëw ci Sénégal tamit artistes yu bëri dinañ ñëw soutenir ma ci bés boobu parce que première fois la te 10 ans de carrière la aussi ça fait donc dinañ ñëw soutenir donc di leen wax rek ce sera un spectacle riche en son et lumière comme man dama gëm spectacle comme ni nga ko xamee chorégraphie donc dara du des duñu fàtte dara le 27 décembre je vous donne rendez-vous au Grand Théâtre inch'Allah bu ko kenn tardé teel a ñëw sañse yi teel a ñëw nag dama respecté heure teel a ñëw teel a toog ñu def spectacle buñ mësul gis. Adiouza ñu ngi lay remercier di fàttali ni tey yaa doonoon suñu gan ci Midi Culture. jaajëfal nañ ko bu baax moom Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci li ci yéene kaay yeeg Serigne Saliou Seck. bay sa waar ba mu sës ci ñag bi ndam la waaye sàggan ba lii raam jiitu la ci ñag ba màtt fa nit naqar la lay jural ndax fu màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet Le Quotidien lu ni mel moo dal Cheikhouna Gueye ma doon jéngi dongaam ca Njañ di dëkk bu nekk ca Kokki ubbil yéenekaay bi journal bi ne Cheikhouna Gueye mooy waa ji gendarme yi jëlee ca Kokki ba jébbal ko procureur ndax jëfi bàyyi ma ji mu doon defi taalibe ma Le Quotidien na mu doon jéngi gune la ko procureur
procureur jénge ba dugal ko kaso mu nar a xaaru atteem ëllëg ci àllarba ji enquête yéene kaay ni nekkul Xaadim Gay képp lañu yóbbu kaso waaye nag soudeur ba doon suude jéng ya ba ci ñeenti waajuri ndongoy ya doon santaane ñu jéngal leen seeni doom itam ñoom ñëpp la procureur bu Louga boolee jéng ba yóbbu leen kaso source aane moom sëriñ bi liñ ko nar a toppe moo di xoqotal ak a xor ñooñal ay gune yu gimmeegul journal bi yokku ci ne ci xibaar yi nu jot waajuri ñoo xamal sëriñ bi ne ko demal ci ab soudeur mu suude la ay jéng te lu mu la laaj ñun dinañ ko fay ngir mu jéngal la gune yi ba dootunu mën a daw te it bu weesoo loolu yéenekaay bi nee na askan wa yeewoo ca Njañ di dëkk ba sëriñ Xaadim Gay di jàngale moom ustaas bi lañu àndal ci mbir mu ni mel le soleil national ne lu ci man di am daal sëriñu daaree Njañ ja nekk ca kokki ak suudar ba doon suude ceen yanu doon ceenee donga ya ba ci waajur ya leen ko doon santaane ñoom ñëpp la procureur boole yóbbu kaso ba nu nar a delluwaat ëllëg ci àllarba ji ca tribunal leneen li tribunal war a gaaw lijjanti moo di ñaaw te fi ñuy teg ci kaw jigéen ñi ubbil enquête yéenekaay yi journal bi ne atum 2019 bi rek agressé nañ ci 9245 jigéen te ci ñoom 1206 dañ leen a agressé ba noppi yakkataan leen commissaire Khadija Sall ne lii rek moo leen tiital ba tax ñu ne nekkatuñu ci kaaraange tax yoon war na cee def liggéeyam ba yóbbu mbir mi ca tribunal Aliou Sall rakki président Macky Sall démb ma nga woon ca tribunal daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu nettali ni Aliou Sall ci coowul pétrole beeg gaz bi nu ko tuddoon moo tax démb doyen des juges woolu ko woon ko ngir mu leeral taxit l'observateur L'As Les Échos Le Quotidien Sud Quotidien Walf Quotidien ba ci tribune yéenekaay ñoom ñëpp xëy di nu nettali na mbir ma demee ubbil Sud Quotidien journal bi ne scandale pétrole ak gaz bi nu joxañ baaraamu tuuma Aliou Sall moo taxoon démb juge Samba Sall woolu woon ko ngir mu leeral enquête bi waa BBC fésal nan la demee ak milliards yi nu ko tudd fu mu dugg waaye nag journal bi nee na Aliou Sall ba mu génnee ca bureau doyen des juges li mu wax taskatu xibaar yi di journaliste yi moo di la mu waxanteeg juge Samba Sall dina mel ni ceeb bi nu leen ngéntee ndax nag du leen ca wax lu toll ni tarfatal ay ni réew mi quotidien na dëgg la Aliou Sall démb ba mu génnee ci janlo bi mu doon def ak doyen des juges dafa zappé presse ba la tribune ne monte nag noonu la fa journaliste yi bëree woon ndax nag mbirum pétrole be gaz bi ñoo ngi ci doon soogaa woolu dàllinkóor gi bañ ni kóor bëgg ni kóor Babacar Mbaye Ngaraaf ne wax ji nan ko wax teddee ci suusu àlla ko waxe nee na coowul pétrole be gaz bi nguur gi ci boppam ñoo bëggul mu leer ndax nag buñ ko bëggoon dinañ woolu président Abdoulaye Wade woolu Karim Meïssa Wade woolu Nafi Ngom Keïta woolu Baba Aïdara woolu kis fésal coow li ba ñëpp jote ci di journaliste BBC bii di Mayeni Jones Babacar Mbaye Ngaraaf ne Souleymane Ndéné Ndiaye moom bu ngeen gisee doyen des juges woolu ko mu lànk ne du wuy ji moo di ne dafa bañ a gën a dugal Aliou Sall Le Quotidien li ci mën di am daal moo di mbir mi moom doyen des juges déglu na ñëpp ñu mu waxoon ni dinañ leen déglu ba mu des keneen ki ci gën a taq rip di Frank Timis te la ko waral moo di moo nga biti réew biir réew mi fi la njaareem di Jurbel nekk L'As Quotidien nee na mbir mu doy waar te yéeme moo fa xew Ibou Gallo Dioum ab moodu la bu nekk ca réewum Italie moo fa yóbbu baayam tribunal ndax nee na dafa jox papaam 2 millions ngir mu takkal ko as ndawam waaye paa bi dafa dem takkal ndaw si boppam. jaajëfal nañ ko baax Serigne Saliou Seck ci li ci yéenekaay yi kon Midi Culture wàllu musique la ñuy tàggatoo. yaa ma télé benn album la boo xam si daara ji famille ñoo ko nam ma génnee fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi nu dëgmal waaye ñun laata loolu may nañ leen single bi nga xam si jot nañ koo fésal jamono la tudd ñu teewlu. mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj. jaajëfal naa la bu baax a baax Saliou Seck jaajëfal mboolem ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn. cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi kon King Feeling mooy ñëwaat laari ak Fafa lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.